nuyu ku nekk si turam ak santam balaa dara di xew damay présenté wu maa ngi tudd Ousmane Ndiogou Faye ñu gën ma xamee ci Turam ma nekk coordonnateur mouvement La Patrie d'abord ici au niveau des Parcelles Assainies di njëkkee nag ay cant yu may njëkkee mooy mbooloo bi nga xamante ne ñëw nañ teew ko bàyyi seen yitte yépp ngir ñëw ñu toog waxtaane ndaje bi nga xamante ne am na démb ci parcelle ñu war cee indi ay éclaircissement war cee indi ay leeral par rapport ak ndaje boobu par rapport ak li xew tey ci télé bi tey ñu koy wax yépp mbokk yi ñun yàlla dafa dogal ñu doon ànd ak Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue mu nekkoon directeur général couverture maladie universelle ñu koy ñaanal yàlla na suufu Tiwaawan sedd ci kawam mu nekkoon nit ki nga xamante ne ñëpp xamoon nañ engagement bu nga xamante ne amoon na ko ci président de la république Macky Sall ñu nekk ci mouvement La Patrie d'abord feddali woon kóllëre démb nag li xew ñun ñoo ngi fa woon bañ fa nekkee Bassirou Ndiaye mi nga xamante ne suñu mag la suñu xarit la moo ñu convoqué woon pour ñu waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ne moo am ci Parcelles Assainies ba mu waxee ñu ne ko man en tant que coordonnateur danaa ca teew waaye ba ma ca teewee wax dëgg neex yàlla vraiment la mu fa gis bokkul woon ak la nga xamante ne moom la ñuy waxoon ndax dañoo gis benn clan bu nga xamante ne dafa bokk ci ministre d'État Mbaye Ndiaye ñu toog war a waxtaane ci la jëm ci parti bi bañ ca gisulee suñu bopp ci lañ dem ñibbi man ak sama xarit bu ñu naan Biram moo ngi nii toog ci ginnaaw ma ne ko Biram lii ma gisee wax dëgg neex yàlla dalul sama xel ci liggéey bi nga xamante ne président de la république moom lañ koy liggéeyal fii ci parcelle. après ca lañ ñu woo ñu xamal ñu ne kat Amadou Ba génnee nañ ko biir parcelle ci biir parti bi nga xamante ne moom la bokk tey nag li tax ñu woo presse bi comme ñun dañoo am suñuy kilifa bañ ko yeggee suñuy kilifa tamit ñu mel ni ñoom doyen Gaye ak Seydina Oumar Mbengue bi nga xamante ne mooy coordonnateur mouvement bi ñu ne nag fii parcelle ñun am nañ ci kàddu daañu wax waaye wax suñu xalaat wax nañu gisee mbir yi mbokk yi li ma leen di wax rek mooy ne yàlla dafa dogal mouvement La Patrie d'abord nekk fii ci parcelle bokk ci mouvance présidentielle bi liggéey ci liggéey bu mucc ayib te lan mooy dëgg tey boo jëlee li nga xamante ne mouvement La Patrie d'abord am na ko ñu téye seen bopp yaakaar naa ne coalition bi dara du ci des lu ciy des du bari ndax fii Cheikh Mbengue def fi liggéey bu mucc ayib waaye Cheikh ba muy liggéey bu mucc ayib boobu dafa ñu indiloon Amadou Ba ne Amadou Ba mii moom le président de la république teg ci boppu Ndakaaru waaye nag moom mooy coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ici au niveau des Parcelles Assainies kon décision bu mel noonu bu ñu ko jëlee ba ciy wax ñun war nañ leeral suñu position li ñu gëm mooy ne tey président de la république Macky Sall lañ gëm amuñu kenn président Macky Sall lañ am ndax gis nañ ne ndaw la bu nga xamante ne mu ngi ci réew mi liggéey bu mucc ayib te li fi président def boobu ak léegi gisaguñu président yi fi jaar yépp kenn ku ko fi def kon dañ koy ñaanal yàlla mandat confiance bi nga xamante ne Sénégal yi am nañ ko mu yeggali mandaam ak jàmm tey coow li am parcelle bari na mais mën naa leen seedeel ne la daje woon fee di wax benn minorité ñoo fa dajale woon di toog li jël say intérêt personnel ñun nag lan la ñuy woote dañuy woote jàmm ci parcelle parce que nag bu ñu fàtte ne Amadou Ba la fi président de la république teg ba ko président de la république tegee comme président moo ko indi teg ko muy jiite Ndakaaru di jiite parcelle ñun jàpp nañ ne Amadou Ba moom mooy coordonnateur bu nga xamante ne moom moo nekk fii ci parcelle te nag bu ñu waxantee dëgg parcelle ñëpp xam nañ ne mouvance présidentielle bii xamoon nañ ni mu meloon démb waaye Amadou Ba mu ñëwee ñu dem élection référendum yi ci voton wii Amadou Ba liggéey bu am solo bu mu liggéey bu am solo mu am ci ndam lu yaatu bañ ca jógee ñu dem ci élection députation yi mu jiitewaat coordination bi liggéey ci liggéey bu yaatu
wax dëgg neex yàlla ba ñu am ci ndam bu yaatu ñu jóge ca ñu joxaat ko Dakar te ku nekk xam na ne Dakar nu mu mel ak enjeu bi ci amoon kenn amul woon yaakaaru ne tey Dakar dinañ ko gañe Amadou Ba ñëw gañewaat Dakar kon nag yaakaar naa ne mbokk yi bu ñuy waxtaan dañ leen waxante dëgg te yàlla rek tax kon Amadou Ba amul luñ ko war a defal lu dul jaajëfal ko ci liggéey bu nga xamante ne bu rafet bi nga xamante ne président ba mu ko dénkee liggéey na ko Amadou Ba dafa wàccoo ak président Macky Sall ñetti élection yi yëpp ñu dem da ko gañe te ñëpp xam nañ ne kii gañ les Parcelles Assainies gañ Dakar kon dañ ko war a delloo njukkal tey nag daje nañ ñun lu ñu gëm moo ne président de la république moo gis ne parcelle ak enjeu yi ci nekkoon mu indi ñu ku mel ni Amadou Ba Amadou Ba yàlla dogal mu gagné élection yooyu yëpp kon loolu la ñuy sukkandiku ne président de la république moo ñu ko joxoon kon dinañ ko téye ni ñu ko war a téye ndax gëmuñu kenn président lañ gëm bu ñu sañoon nag tey APR bi nekk fii ci parcelle mën nañ ci wax parce que bu demee ci féewaloo lan lay yàq président Macky Sall la ñuy yàqal te président Macky Sall ambition ci réew mi ak li mu yéene Sénégal yaakaar naa ne fu ñu toll tey waruñu taxaw di indi ay xiiroo ak ŋaayoo parce que gars yi dama leen di fàttali ne dafa am ci ay échéances yu ñu jëm mooy ay élection locale yooyu ñuy jëm bu nekkee nii lañ koy féewaloo yaakaar naa ne élection yooyu ca ñàkk ko lañ jëm Olof Njaay nag dafa ni xoddiku balaa lakkale duñ fi nekk di xool ay nit di xëccoo ay position lan mooy dëgg Amadou Ba la fi président jiital na ñëpp toog ci ginnaawam ñu ànd liggéey kon damay lancer un appel di wax ne monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye Aline Badara Diouf honorable député HCC Mbathio Niakhasso ñooñu ñëpp nañu ñëw topp ci ginnaaw Amadou Ba di yëkkatindoo di dóorandoo ndax def nañ ko am ci ndam kon yaakaar naa ne loolu mooy li nga xamante ne waroon nañ ko mën a leeral tey parcelle ñun mouvement La Patrie d'abord amuñu xaar ma yàlla kenn Mbaye Ndiaye su ma fàttalikoo suñu premier meeting bu ñuy def ca Yaraax gannaaw ba Cheikh làkkoo moom moo ñëw taxaw jëmmal ñu koy rafetlu lool wax dëgg neex yàlla ci ginnaaw bi tamit wax dëgg neex yàlla ñu ànd ak président Amadou Ba ba ñu ànd ak Amadou Ba tamit wax dëgg neex yàlla ñu liggéey bu mucc ayib mais nañu bàyyi intérêt crypto personnel yi nga xamante ne day diviser bu ñëpp xoolee si ñun tey mën naa ne parcelle fii gisuma ku ñu fi ëpp mbooloo tey ba Cheikh Meng làkkoo ak léegi boo demee ci côté Amadou Ba boo demee ci côté Mbaye Ndiaye ay nit ña nekkoon Cheikh doon topp Cheikh nga fay gisaat kon Cheikh liggéey na fi li nga xamante ne gisuma benn leader bu ko liggéey te je parle en connaissance de cause kon tey dem na mosuñu séddu ci dara mosuñu ñu jox dara mais xamuñu lan lañ gëm benn doomu aadama lañu gëm mooy président Macky Sall dañoo gëm programme président Macky Sall jàpp nañ ne kenn mooy leader jàpp nañ ne kenn mooy vedette ci Benno Bokk Yaakaar muy président Macky Sall il faut que loolu leer te Amadou Ba buy liggéey président Macky Sall lay liggéeyal Mbaye Ndiaye buy liggéey président Macky Sall lay liggéeyal kon gisuma lu nga xamante ne war na fi mën a indi tiraillement boo xoolee la dajale fee démb xam nga tey ñoo ngi nii di point de presse est-ce que mën nañ taxaw ne bedd nañ kenn duñ ko def politique nag c'est la loi du plus grand nombre ñun ñëpp nañ boole suñuy doole ñun ñëpp nañ boole suñuy doole parce que yaakaar naa ne Amadou nekkeewu fi lu dul massifier parti bi nekkeewu fi lu dul topp ci ginnaaw Macky Sall ndax Macky Sall moom mooy kilifaam kon nag ñun mouvement La Patrie d'abord ici au niveau des Parcelles Assainies lu ñu leen mën a wax ne mooy ne ñoo ngi ci ginnaaw Amadou Ba li tax ñu nekk ci ginnaaw Amadou Ba moo ne président moo ko indi dénk ko parcelle te gëmuñu ko dul président lu ñu indi jox ñu daañ ko téye nañ ko war a téye kon nag dañuy delloo si waat xel yi parce que parcelle fii def nañ fi plus de 30 ans nit ki nag ñun fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo xamuñu fenn fii lañ xam kon nag ñu yor fi tamit base bu solide tey ñoo ngi yor suñuy permanence yu nga xamante ne dañ ko loué te depuis c'était à l'époque de Cheikh Meng kon nag tey coow bu amee dinañ woote waat ñu dalal xel yi ñu wax ne kat comme président moo ñu tegal Amadou Ba
ñun ñëpp nañ topp ci ginnaaw Amadou Ba liggéey yaakaar naa ne loolu moom mooy ndamal Sénégal loolu moom mooy ndamal Parcelles loolu moom mooy ndamal àdduna ndax yaakaar naa ne fi réew mi toll tey jii nii waruñu sax toll ci ay xëccoo ay intérêt culture personnel donc mbokk yi loolu laa amoon pour leeral wane ne daal ñun kontaan nañ trop ñun jàmm lañu woote Parcelles nañ nekk benn Parcelles problème mënul ñàkk ci parti politique yi ngay gis yëpp mënul ñàkk problème mais bu amee rek nañ ñëw toog en responsable ñu waxtaane ko xam ne kat ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi asalaamaaleykum wa rahmatullah loolu laa amoon leeral. waaw jërëjëf Serigne